mais docteur laata may gis naa na fi jëy di yëkkati micro am soo nee ni que peut-être président de la République dafa neex a nax kuy jiite par exemple dafa neex a nax ça veut dire quoi qu'il n'est pas conseillé parce que déggoon nañ la aussi ci say ay wax nga ne ni que peut-être audience yi dañu koy jaay qu'est-ce que ça veut dire concrètement waaw loolu wér la je crois que moom sax gis nañ ci ay cas mais président bi am na beneen casquette mooy ndeysaan ku bari kersa la buñ kii mu ne ah mu xool ne kii kat bu ma ko defee yenn yi dana metti wala du indi résultat mu seet ba nga xam ne moom ci boppam découvrir na lu mel noonu man tey bu duloon ne loi bi daf ko araamal mën naa wax ci ñii rek ci ñu ma mokkal liste ay ñu bëree ñoo xam ne non seulement dañuy sàcc mais dañuy nax président bi. ci entourage ci par exemple boobu mën naa ko waxtaan naa ak moom entre 11h du soir et 3h du matin ci këram fii jeudi mercredi vendredi tàkk ba pare ci àjjuma ji li xew-xew. ñu teg ca juróomi fan Ousmane Sonko ñëw sama kër. la ma wax ak moom jotali naa ko Ousmane Sonko dellusi na fa boo xam ne du cérémonial ànd la kenn mu ñëw gaare otoom dugg ñëpp di ko gis ndax koy génn 1h du matin 1h de l'après-midi 13h xam nga nëbbuwuloo mu toog fa 2h dem ñu waxtaanaat mais ay nit yoo xam ne ñi ngi toog ak moom yore noppam dañ maa téléphoné ne man daal sama xarit nga woon waaye léegi daal doy na war ma ne lan la mu ne yow nga lu tax ngay toog Ousmane Sonko di toog waaw loolu lañ wax ma ne ko toog bi ñu toog day wumpul Macky ndax lu demee noonu moo koy def il faut que ma yëgal ko ba xam moom am na yóbbante ak nu mu demee ak yeneen. amoon na yóbbante président de la République ci Ousmane Sonko. wala Ousmane Sonko am yóbbante loolu c'est pas important qui a la yóbbante l'essentiel mooy le fait que moom jëloon na ay dispositions dans la voie pour l'apaisement et ñu dooleel li nga xam ne mooy la paix sociale. mais ñooñu nañ ko ne waxal say militants nañ organiser ay meeting ca fii ak fële. Docteur, aujourd'hui vous parlez d'apaisement en ce qui concerne Ousmane Sonko. yaa ngi waxu apaisement ci lu jëm ci Ousmane Sonko man j'ai deux questions bi ci njëkk mooy ban jàngat nga am surtout ci ñi nga xamante ni dañ ko tenir moom Ousmane Sonko comme le principal responsable des manifestations qui se sont passées ici. soxna si yooyu sa bopp dégg nga ma wax ko fii ba mu fa ñëwee wax naa ko nee naa ko bu ñu la teg ñi dee ak ñi yàqule ak ñi gaañu loolu wax la boo xam ne wax bu leer naa ñi leen booy bés bu muy ñëw nga di ko gis. non dama ni est-ce que yow partagé nga avis wu ñi naan moom mooy le seul et l'unique responsable. gis nga la loi c'est la loi mais quand bu dee société bi dafa yëngu loi yi nekk ci code pénal wala code civil wala code commercial dootu ko régler kooku c'est la loi du politique. ñoo koy def am na plusieurs fois do am na fi ñoo xam ne daaw rek ñi ngi fi nekk nii Macky du lii Macky du laa ngeew du léegi Macky mi ngi leen oo récupérer leen teg leen ñu nekk kenn ku ne ci ñoom ne je suis Macky ils sont loola c'était une solution ñooñu mu oo bañ ne je suis Macky kayit yi woon ca tribunal ak yooyu waaj a dem yëpp dafay daal di taxaw donc yëf yi ji nga nag ak buur bu mën a doon toujours ñaari courant yi ci ngay toog defal lu baax ñu ne déedéet defal lu bon ñoom ñooñu nga xam ne ñoo doon wax ne ne lii continuer niñ def nii def naa bariwul sénégalais boo xam ne puudaruñ sa baay mbaa puudaruñ sa maam puudaru DTT bi nga xam ne poson la dafa amoon sécheresse nit ñi mënuñoo fay jiw yi ay 5000 francs ay 3000 francs ñoom ñu ne Senghor jël leen ñu wér leen ci kaw magasin yi defale leen yaramu neen
ba pare jël pour poudre d'été bi di leen ko pompe ñooñu ñëpp bañ fa jógee ñi ci ëpp dee nañ pas le premier jour waaye ñi 6 mois après ñi 3 mois après te ñooñu ñoo ko waxoon Senghor même ñi doon wax loolu Senghor tey jii ñoo koy wax Macky Sall ne ko ca poudre ba rek lañ bëgg a dellu ñi ay pardon li leen poudre ñu dee à petit feu. gis nañu itam docteur Ousmane Sonko jóg ñëw seet si la. et Sénégalais yu bari jàpp ni da ngeen am précédent parce que doon la yëkkati ay kàddu di ko jëmale à ton encontre maintenant après votre entretien réaction yi nga xamante ni ñoom ñoo ci topp tout autour yow itam loolu ban analyse nga ciy def. mais damay jox benn indicateur rek parce que waxtaan la mais mënoo wax lu gudd. am na donné boo xam ne xam nga ko mooy Ousmane Sonko gannaaw bu fa ñëwee solennellement 4 jours après dellu ñëwaat na fa tout seul. wàcc otoom dugg ñu waxtaan 2h30 mu door a jël otoom est-ce que pour yow dañ doon naan ataaya rek di yee ay biscuit wala nu mu demee. xam nga le fait que Ousmane Sonko dellu si fa permet de faire une analyse. waaw analyse bi laa bëgg yow. analyse bi yéen a koy def. alors ñoo koy def mais dafa am lu am solo docteur lu mu wax Ousmane Sonko dafa am ay kaddu yu mu yëkkati woon ci système bi. am ay kaddu yoo xamante ne tegoon na ko ci yow. boobu ak léegi ñu ngi doon am occasion toog ak yow ci plateau bi ni mu ko waxee mu indi coow yow nga toogaat ne ko def naa la sax doom et que kenn dootul xëy na dalati ci sa kaw mu nekk ay kaddu yoo xamante ne peut-être dafa wute. avant mu ko doon wax ak bi mu ñëwee seet si la. loolu lañ bëgg a xam yow ban analyse nga ci am. xam nga yonent Yàlla Muhammad noonu bi gënoon a nekk doomam noonam moo doon Abu Jahl pourtant doomi Abu Jahl ba mu ñëwee ci wetam daf koo jël ne ko may sa baay est-ce que loolu doy na comme référence yoon Seydina Ikrimata oustaz Seydina Ikrimata ibnu radiyallahu taala anu amin waaye ibnu Abu Jahl kon nag laa ñoo man la ma war a def c'est-à-dire que lépp moom ba muy jóg di ma wax sax ci jamono ci Kër Massar man taxuma woon boobu moom Macky la doon Charles Angel man bokkuma ci challenge bi mais xëy na moom itam am na ñu ko jox ne ko waxal diw nangam xam nga dama ko ne man at sàngam laa 75 laa dem ñàgg waa ñàgg yi ñu may dégg ñu ngi fii def leen seen reportage ngeen dem xool mu ne boobu laa am benn at li nga xam ne moom benn at la am sama doom di Baye Niass ñoom ñaar ñooy ay maas mënoon na nekk di daw di fo kooku bu ñëwee ci man di gan parce que yonent bi nee na gan dañ koy teral xanaa du ñëw mu di ko toroxal moom li mu def noonu la man ni ma def noonu la te loolu bu taxaloon ñi doon puus Macky ci lu dur laal lu metti lu ko doon affaire bi demee koon na neneen mais docteur en tant que acteur te loolu tàmbali moo ko tey nga nekk acteur politique mu nekk acteur politique bu ñu analyser est-ce que il y a une alliance en vue parce que moom mu ngi ci géewu politique yow it nga nekk leader du parti est-ce que tamit analyse bi est-ce que waxtaan leen lu jëm ci alliance politique ci yi ñu jëm moom sax d'accord na ci man maay le fondateur du patriotisme au Sénégal il y a une date le 1er août 2000 le 1er août 2000 qu'il a créé Front des alliances patriotiques moom keroog wax na ne fanweeri parti qui se réclame du patriotisme ñi ngi fi kon loolu rek boo ko xamee xanaa kon l'avenir est clair un jour le patriotisme te lu waxoon nañ ko fa patriotisme ñëw jël place am ay dizaine de partis bokk ci loolu man du ma ko exclure bés boo xamee ne laaj na ko danaa oo le patriotisme politique ñu àndandoo def benn ànd mais xëy na loolu booro 24 lay doon mais pour le moment ñi ngi ci 2021 te président Macky dañ ko war a bàyyi mu liggéeyam te moom ci boppam wax na ko nee na président Macky du ñu utiliser le modèle malien ñun dañuy ñëw rek fekk fi modèle malien bi ñu bàyyi ko fi teg na boobu taxu ñoo jóg kon nag moom Ousmane Sonko ci moom nee na Macky jusqu'en 24 on n'a rien à lui dire sauf travail man itam je dis Macky travail t'en fais pas. yow Pape Makhtar ban perception peut-être ngay def
avec tout ce qui a été dit depuis le début suñu gisee après confrontation yi fi jotoon a am après le discours du président de la République Macky Sall et le rapprochement du docteur et Ousmane Sonko. waaw mais loolu nee na dama koy rafetlu parce que aussi bu Sénégal wootee war nañu mën a fàtte suñuy divergence xool lan moo xamante ni moom moo ñu war a boole ba ñu mën a résoudre ay problèmes parce que boo jëlee mbir bi nga contextualiser ko mi ngi tolloon ci jamono joo xamante ni ñu bëri dañu nekkoon ci incertitude bu taxawee nag mu am ñaari génération bii di suñu ay papa ñoom am nañu lu ñu xam am beneen génération boo xamante ni ay ndaw nañu peut-être am nañ détermination te lu Ousmane Sonko mën dem doxi ji docteur Ahmed Khalifa Niass mënu koo dem doxi ji donc ci sens boobu yaakaar naa ne bu ñu ñëwee waxtaan ku nekk di nga mën a jël dara looy yóbbu lu Ousmane di jël nag mooy ëpp parce que Ousmane aussi dina bénéficier wu ci li nga xamante ne mooy expérience su docteur Ahmed Khalifa Niass nasaraan dafay naan médisance dafay judd ci li nga xamante ne mooy ci inconnu nit ki di nga ko médire parce que doo ko xam mais boo toogee waxtaan ak moom si ngay xam lu bëri ci nit ki ba li nga xamante ne dañ la ko doon rapporter ay propos da ngay xam ni kat ñii dañ la doon wax loolu pour jéem a yàq sa digganteeg moom alors que ni li nga xamante ne mooy information yu baax yi. C'était ton cas bi nga ko demee woon seeti. Pardon? C'était ton cas bi nga ko demee woon seeti ba Omar Faye doon la tooñ. je reviens pas sur ça. Alors comme ça ma toogee rek ngeen Ousmane Sonko seeti naa ka man ñu may seet Ousmane Sonko ci gën a kii bëri na ñu may seeti naa Khalifa Sall bon en tout cas intéressé wu ñu bëri seeti naa Déthié Fall intéressé wu ñu bëri mais Ousmane Sonko comme dafay poser un problème au Sénégal boo ko seetee rek dafay poser problème donc en tout cas dama ni rek vraiment situation bii ñu toll tey jii ñu jéem a fexe ba rassembler Sénégal ak ñi nga xamante ni dañuy def fierté Sénégal ci autour de l'essentiel moo ëpp njëriñ que ñuy créer ay division ak ay clan dama jàpp ni que tey ñiy xoolee classe politique bi comme genre benn bipolaire loolu dafa nekk lu doy waar côté bii ñii te am na loo xamante ne aussi nee nañ si def attention bu nekkee président de la République Macky Sall bi nga xamante ne dafa war a dégg revendication askan bi bu nekkee moom mi nga xamante ne dafa fal ay ministres yu ko war a conseiller moom moomu bu demee ba dañuy blender accès ba kenn mënu fa jot dafay poser problème parce que li nga xamante ne jot na koo def ci discours am bi nga xamante ne ba confrontation ak affrontement yi amee li mu wax dafa doon lu révélateur dafay firndeel que ni moom nekkul woon di dégg information wala nekkul woon di dund réalité yu Sénégal yi di doon dund li ñuy wax ci télé yi gaaw ko woon dégg parce que créé woon nañu benn peut-être écran de fumée boo xamante ne da ko doon empêcher muy gis la réalité mais loolu tey jii réalité de la rue moom moo ko delloo donc man je crois que ni li mu waroon njëkk def mooy xoolaat ñi nga xamante ne ay conseillers am nañu parce que aussi conseillers yooyu noonu bu ñuy fexe ba li nga xamante ne mooy les vraies informations du ñu dem ci moom beneen problème lay indi mais leneen li aussi gis nga nee dafa am loo xamante ni buñ ko gisee mii lu baax dañ ko war di wax docteur Ahmed Khalifa Niass mi xaarul président Macky Sall ci 100 000 logements moom mi ngi toog mi ngi nekk actuellement di construire à Niague 100 logements yoo xamante ni état bi def ci dërëm financement propre te 100 logements yooyu fii ak ay weer nga dégg ni 100 logements yooyu nekk na lu effectif dëgg la dañuy naan état bi lan la ñu defal mais ñun aussi lan la ñu defal état bi donc je crois que ni il faut Sénégalais yi nga xamante ni dañuy def lu baax ci askan bi dañuy jël seen alal di ko delloo askan bi sànq yaa ngi wax ay acte de bienfaisance yi nga xamante ni da koy def yooyu dafa jar ñu koy rappeler Sénégalais yi parce que am na ñoo xamante ni liggéey nañu ci réew mi du ay turu papa nañu liggéeyee ba am li ñu am du ay turu yaay nañu liggéeyee ba am li ñu am dañu liggéey ci réew mi ba am li ñu am jël seen alal boobu di ko delloo ci askan bi donc ñooñu vraiment dañ leen war a jox li nga xamante ni mooy égard beeg respect beeg lépp li nga xamante ni considération bi nga xamante ni dañ ko yelloo ñooñu nag bu ñu leen amee man damay gën a am attitude koo xamante ni day déglu koo xamante ni day ñëw fii tey jii di waxtaan ak ki nga xamante ni papaam la que attitude yeneen yi nga xamante ni dama koy am ci ñenn ñi parce que tey dama nekk ci position jàng mais nekkuma ci position